boo jëlee budget PUDC nga yokk ci budget Promoville yokk ci budget Puma budget bee ko ëpp lan mooy seen priorité terre bi pour fan la Dakar Diamniadio yéenee pour fan la le reste du Sénégal budgétaire bi kese xaaral ma ñëw indiwuma roplaan bu ñu jënd indiwuma centre Abdou Diouf indiwuma arène nationale indiwuma yeneen ak yeneen dama encore une fois problème de priorisation des besoins musuñu wax ni ay Ila Touba baaxul wala TER baaxul wala BRT baaxul wala leneen baaxul mais dañ ne lu ci nekk te ba mu jotee nit ki munoo xiif di xalaat man naka laay demee jënd benn amuloo lekk naan man naka laay demee jënd benn R+4 Almadi wala naka laay jëndee benn 4x4 bi door a génn nangam sangam da ngay régler déjà da ngay sécuriser déjà sa besoin alimentaire besoin physiologique sax laay wax nga xiif mën a lekk nga feebar mën a faju sa doom bëgg a jàng nga am foo ko yóbbu mu jàngi développement bi noonu lañ ko mën a assurer mais nga ne man damay gën a investir ci le secteur primaire moderniser ko l'agriculture la pêche l'élevage l'artisanat et cetera su ma ko defee ba pare je vais pas me limiter à ça dama koy dama ciy toftal li ñuy wax le secteur secondaire l'industrialisation parce que loolu yàgg nañ koo wax mais Covid bi dafa ñëw firndeel ko xam ne les pays ne peuvent compter que sur eux-mêmes maanaam produire ce que nous utilisons transformer ce que nous utilisons utiliser ko en produit fini excédent bi ñu exporter ko tous les pays noonu lañ mën a développer mais su fekkente ne yow li ngay lekk li ngay utiliser ak lépp tout ça sax da nga koy importer ji te yow produire dara sa production balaa ngay kontaan mooy jaay naa tant de 1000 tonnes yu dem Chine d'arachide wala poisson produit brut ñu transformer ko indilaatal la ko di la jaay diw gu bon di la jaay jën yu bon di la jaay ay produits yoo xamante ne ni moom moo yokk ardoise santé bi ndax moo tax kenn wératul li ñu waroon a xalaat ñoom mooy tey suñu priorité dafa war a nekk ci taxawu askan wi mooy ñu am l'école bu baax ñu mën a former Sénégal ëllëg changer contenu suñu programme école mu nekk contenu boo xamante ne ni day méngoog ñun suñu àdd ak suñu cosaan waaye fi ñu bëgg a dem dafa am solo ak langue ya ñu utiliser kàllaama ya ñu utiliser loolu dafa am solo lool ñu repenser le Sénégal dans sa globalité ci pàcc yépp soo ko defee ba pare lan la lay indil mooy nag bi nga am Sénégalais bi nga xam ne fier na jàngal nga ko Serigne Touba jàngal nga ko Mamadou Dia jàngal nga ko Cheikh Anta wan nga ne ko nit ku ñuul kenn gënu ko ci àdduna bi wan nga ne ko yow lii lay tax a tekki ëllëg lii tax sa njaboot tekki ëllëg ci sam réew nga ko mën a defaree kooku am fierté wu sacrifié wu comme ni américain bi jàppee ne adduna bi yëpp États-Unis la yam man patriote la man mu jaral ko moom mu ne man damay sacrifié wu pour mën a liggéey ñooñu noonu ci formation boobu nga leen di defal diversifier ci la ñuy amee ñoom ak mbégte ak passion ne man damay dem bay man damay dem nappi man damay def mais loolu yëpp nga accompagner ko nag avec une modernisation et après tout ce qui est produit benn gramme waru cee génn te transformé wuñu ko c'est ça la réalité soo ko defee lan la lay jural mooy da ngay créer koom bu dëgër lu ñuy wax développement durable mais dans la continuité da ngay xam ne ñun kat am na chaîne boo xam ne kii bay di produire ka yor transport ba ci côté supply chain bi ka koy transformer produit bi packaging bi lépp fii ci Sénégal lañ koy defaree imaginer li mën a absorber ci taux d'emploi parce que suñu ndaw yi jël gaal yi di dee ci yoon bi ak ña cay rëcc di yegg man xam naa ci lu mu bon ñaar fukk ak juróom yoo xam ne samay mbokk lañ daara lañ jóge ñooñu suñu demee foofu ci ay tool yi tamaata la ñu nekk ak travail à la chaîne. mais dafa mel ni pay bee bokkut. non du question sax pay bee bokkut ñoom loolu la ñuy. non mais par exemple. pay bi xam nga lu tax pay bi mënul bokk tool par exemple je donne un exemple ki nekk toolu Espagne li nga koy fay soo gënee kenn ki nga xam ne fii la nekk toolu jogo yi lay nekk dem ci tool yi lu ñu koy fay en 3 mois c'est diamétralement opposé. waaw kii nekk toolu Espagne lañ koy fay bu ca génnee dundam génn cay taxam génn ca luyaasam du ëppale ki nekk toolu jogo bi ak mbooro di bay di jaay xam nga la mooy problème bi fii dañ leen a fayul dañoo amul lu liggéey bañ leen di fay loolu mooy problème bi encore une fois suñu ko moderniser woon soutenir secteur primaire bi ni ñu ko war a soutenir yàlla may ñu suuf su tàlli
may ñu ndox partout ñi mën a bay noor ak nawet mën nañ ko suñ ci jubloo may ñu naaj may ñu jeunesse plus de 67% presque population bi ay jeunes lañ âge médian du Sénégal daanaka 19 ans la nga am loolu yëpp lan nga war a def lu dul appuyer ko ba Sénégal yëpp ñu koy bay boo demoon Maroc tey daanaka doo gis suuf àll bi yëpp ay tool la su ko defee même ñi ciy dem Maroc sax ci loolu la ñu nekk su ko defee nag nga toftal ci nag ay unité de transformation industrielle. mais yéen li ngeen di wax nii moo nekkoon seen programme. moo nekk suñu programme Sénégalais yi dégguñu leen. non pas Sénégal bu doon ay élection yu jaar yoon Sénégalais yi dégg nañ ñu. élection yi 2019 bi moom taxul ñuy wax élection et je pense que ci élection yi jëm daal bu dee leer na dinañ ko xam mais ñun li ñuy wax nii suñu programme la mais lu ñuy dund la et amul benn réew ci àdduna boo xam ne développé na te jaarul foofu même les pays les plus développés yi ñuy dégg nii ci révolution industrielle boobu la ñu jaar